c'est le Fouta Sénégal lañ yàqal pour lan sama xeeta man ma war a torox sama xeeta Casamance war a torox Macky sama xeeta waa Baol wala torox Macky sama xeeta waa Siin ak Saalum war a torox et que vous vous dites que vous êtes des musulmans, des intellectuels wur leen woon a nangu Macky nax leen Macky amul leen njariñ. La façon qu'il a utilisé ce coin du Sénégal loolu la nit ñi wax mais ñu ñëpp ay jullit lañ bokk gi mënuñu koo dindi mais nag ñu bokk def dëgg dafa rafet sa doom nga ànd ak moom nga wote ba pare ne sa doom kaay wote te boo fi jógee ci jàkka ji da nga dem ca jàkka ji julli ci sa doom wote nga wote sa doom fukki at ak ñaar nga jóge fa yor sa kurus ak sa kaamil ci jàkka ja laa jëm te yow lii boo ko defee wóor na la ne yaa ngi rey ñu baree bari ci askanu Sénégal yi. Nous avons beneen xalaat mu Sénégal ñu bildé cette formule de naïveté bii kootul mu non bu ko wax bu wax loolu oh please mais arrêtez ces conneries là ku fi def lu dëgg dañ la koy wax bis bu ne ngeen di attaqué sëriñ si bis bu ne ñu ngi attaqué sëriñ si di wax ci ñoom. Pourquoi un coin du Sénégal def aw ŋaapeem kenn du ko wax bis bu ne sàcc yi ak politiciens yi ci seen kaw la ñuy dal. Quand le Fouta commet un crime il faut le dire mais moomu leen nu quand boo ma xoolee xam na mu pël laa ci côté yëpp pël yi laa bokkal bañu ma leen mais la façon d'accepter un Macky Sall muy dugg biir Fouta di ko jaxase ba indi complication ak région boobu ak yeneen région yi loolu laay wax. waaw kon ma dellu jéggulu ci côté boobu mais li ma leen waxee ku tëdd bu ne kii daa bañ pël déedéet yéenay samay bokk yéenay samay xarit yéenay sama lépp fi ma leen di condamné kay mooy ay région rek a nekk Sénégal ce n'est pas normal ngeen di bàyyi Macky Sall di fa truquer ay élection ba processus bi am tey Amérique ay millions de personnes di fi dëkk Amérique 12 hours ci li nit ñi wote ñu tëj bureau yëpp may gouvernement bi 6 heures de temps mu joxe résultat Sénégal mooy de 14 millions ñaata bulletin 6 millions mot 5 millions de votants nga xam ne école primaire boo dem ñu wëñ école primaire xale yi wàññi ko ñu di ko téye ba kañ ba àjjuma te pourquoi ñu téye ko ba àjjuma dafa am imaam yoo xam ne am na xutba yu ñu leen jox ay xutba yooyu yàlla taxut de l'islam taxut xutba yoo xam pour lan la pour seen bopp ñu tourné ko ab julli day gëm yàlla mooy fal buur yàlla mooy jëndal buur ay dàll yàllaay wutal buur mbaxana yu ñàkk xorom lañuy def seen bopp bi ba seen bopp bi fees dell akum puurit ngeen dem ko tëdd nelaw màkk di ko taxaw ànd ak alkaateem jël réew mi mais il faut bañ leen catégoriquement su fi màkki génnee leneen lu deuxième tour bu benn xale fanaan këram. La défense est noble. La défense est une culture universelle. La défense est acceptée par toutes les nations du monde. La défense, une culture pour se conserver. Une culture pour protéger sa bopp. L'islam nangu na ko. Le christianisme nangu na ko. Bouddhisme nangu nañ ko. Pourquoi laisser Macky Sall mu war a taxaw ne maa koy lekk man ak Marième Faye Sall ak samay bokk wala France jël réew mi jéggal ko France te wax naa leen sànq ne leen avec cette mondialisation bi ñuy dugg nga xam ce projet
biñ koy bind benn baat rek africain dugalu ko ci benn inconsidération bu def islam ñoo toog defar seen benn monde boo xam ne 1000 ans la jëm 1000 ans malgré les écrits de Serigne Touba ak li mu bind li Serigne Touba bind ni mu amee maanaa benn virgule rek ñoom jëluñu ko ci l'importance du Coran ak ñi gëm alxuraan amul benn point benn masse rek bu ñu jël ci alxuraan dugal ko ci mondialisation bi loolu ay tubaab taxaw ne li ngeen yor moomatu leen ko noo ko moom le blanc veut globaliser waaye bëggul nga ñëw yow globalisation kay da ngaa boole baal ma ñëw sa dëkk mais amul kenn ci yéen ku mën a ñaan visa am ko vous êtes dans les couloirs de ces pays occidentaux di jaay ci mbedd mi leen dàq ak a dóor vous êtes am na ci wax seen maîtrise la leen yor ak seen master ak lépp di dawal taxi kon situation bu tolloo fii Sénégal yëpp dañu war a jóg mais même bu ma gisee politique bi rek laa ne kii daal la mun 70 ans moo génn ce qui est malheureux te xam ne moo nu gaañ dafa yomb la bande des transhumants dafa mel ay mbóot xam mbóot sa kër ay mbóot nga ma ray ko rek ngay bëgg moom ci boppam day xasawal day moom sax bëgg a dund loolu mooy transhumant ni ma la ko mën a waxalee ci fa ma ko mën a teg pour man ñu yàq dëgg liggéey bi ba Macky dem deuxième tour Macky waroon dem deuxième tour li tax Macky dem deuxième tour c'est très facile pour ngeen comprendre ginnaaw càcc gi nga xam def ko ànd ak waa Fouta def ko càcc googu kan ko teg fee benn point beneen bi des mooy transhumant yi dañoo naaw rek songandoo kenn ñii dem ca Macky mais y a ñaari cas transhumant yi dañoo séddoo ñii dem ca président Sall ñii dem ca Idrissa Seck man damay wax ak ñëpp laay waxal depuis élection maa ngi téléphoné wax ak ñëpp li wax mu neex leen mu tax loolu fi ne transhumant yi yàq nañ lu baree bari heure bi opposition yi danaa ko wax te yàgg naa leen ko avant élection wax naa leen ko ba tàyyi transhumant dafa mel ne ngay lekk cere ñu xëpp ci suuf si j'étais à la place d'Idriss Seck je vais recevoir aucun train dama di négliger ok merci beaucoup merci très bien bon waa asseoir comme xëy na bu ma la soxlaa woo la mais baadoolo yi mu dajale ñu def ko ànd ak moom di dem ñoo saful nit ñi parce que dañ naan ñii kat ñoo ngi ñeereem fee màkkee fa ne fii iddee fi ne te ñoo bokk benn bàyyi waaye transhumant yi ñoom ñaar ñoo séddoo transhumant yi comme yee transhumant nag dañuy jéem a naxante baal ma dem ci transhumant yee cette bande de transhumants ba ma ko tax yàgg na mais dañoo damay yàq musuma yàq et quand je parlais d'Idriss Seck beaucoup de gens n'ont pas compris am na xel am na fit il est courageux na dajale ñoom ay rakkam ñu àndu dóor te bàyyi transhumants yi amuñu njëriñ am na ñu bari ñu ma woo man billaahi ne ma xam nga dama ko teel Macky ma ne ko déedéet mu ne man libéral la mais transhumant yi Macky ñoo gën a honnête transhumant yi Idi yi ma ne ko pourquoi nga wax loolu mu ne ma waat naa ci yàlla ne Amsatou Sidibé bu ko Macky ni dàqul woon tey ma nga ca Macky mais Macky ne ko sa lambar bari na ci palais bi bu ma la fi gisati kooku lu ko Idi doyee ana lu mu ko mën a indil ku mel ni Diop Decroix yor parti politique moomul parti bi Ablaye Wade moo woñaar loxob jàmbur foqar ci parti bi ne ko am tey bi Ablaye Wade woote gisu leen ko fa te mu farum ni jëkk
waaye dafa daw tafu ji wor loolu du neex xale PDS du leen neex danga xoola paabee yow kii Ablaye Wade xool ma nga ne ci ginnaaw mais transhumant yi Macky yor yi Macky dajale nga am ay sàcc lañ yoo xam ne xam nañ leen waaye dañoo nangu ni ay sàcc lañ nangu tàllal seeni loxo ñoo gën a yomb a faj transhumant yi dina bubb ak si fii si j'étais Idrissa Seck je vais pas les regrouper ni may def mooy danaa jël Ousmane Sonko ne ko téye moom petit frère kaay politique bu boolewuñu de li ngay wax lu am solo la maa ngi koy dégg di la topp tu es très intéressant mu toog nga wax ak Issa Sall woo ma dikkee ne ko cogol yi bari na xale yëpp dañoo yaakaar ne ci Macky Sall nga bokk mu taxaw ni bokkuma ci fin de campagne xam il faut changer de jeu fin de campagne li ñu waroon def ñoom candidats yi ñu toogandoo ci benn table bett ñëpp Idi Diop bàyyi leen kenn ku ne wax mu tëj ñun ñëpp noo ànd kum neex ñun ñi wateel ci ku la neex waaye ki jiitu moom la ñuy jiital dañ leen a bëgg a woon rek ne ñun opposition bi ñoo ànd loolu bu amoon duñ dem da ngay xool nga xam ne ñoo nul en politique ay législatif ak présidentiel nii lañ def nii erreur bi Khalifa Sall def te dana perte Dakar boo moyul présidentiel dafa bokkul parce que législatif Dakar la Dakar nga xam ne waa kër Sonko ngi ci waa kër Idrissa Seck ngi ci waa ay ñëpp a ngi ci Dakar mu mel ab supp yow ngay kilifa gi jóg daw ne far naa ci Idi mais tu deviens impopulaire ni Bamba Fall dafa sax a tane mais Idi da lay comprendre tey bu élection législative ñëwee na ko Khalifa Sall daan gagné dana ko romb bi yoon bu muyul parce que yu mel noonu da ngay demee ak sa bopp quoi maanaam ni ñu coalisé baaxut transhumant yi baaxul Khalifa Sall ne xam nga lu mu doon ñun ñëpp opposition bi lañ yàlla doon ñun ñëpp noo ànd kon du ma ne kenn demal fee demal fële man fa may dem duma ko wax waaye yéen kenn ku ne demal fa la neex bu ko defee bu législative dikkee nag ñëpp a ñëw jàppale ko mais kan mooy nekk Pastef wala feneen Khalifa Sall dem élection maire yi ñu ko jàppale kan fi la bàyyi dem ci Idrissa Seck mais bàyyi ko fi ne yekk mu naqari nit ñi defuñu technique politique xamuñu ko parce que Serigne Bamba xamuñu ko nous avons vécu les plus grandes démocraties nous avons côtoyé des universités yoo xam ne science pouvoir pare fu ne dugg nañ fa nous avons assisté lu ne kon jànkati Sénégal yi bu leen dof amuñu xam-xam am na lu ñu mënoon a def Macky Sall billahi doom 1000 cartes parce que benn bureau bu ne sax am nu doon demee benn bureau bu ne kenn réew mi mënoon na faa nekk représenté yeneen parti parce que ni ñu defee la confiance ñu dindi leen seen biir nag loolu moo ma metti woon waaye bis bi xamoon naa ko je pouvais donner les résultats bu njëkk mais dama ne duma ci dugg mbiri yàlla la waaye am na lu ma foog loo xam ne moom la ñuy plan te du sottee gunde Macky premier Idi deuxième troisième Sonko parce que quoi ils ont peur de la Casamance Sonko mu ni ci digg bi bu nekkoon deuxième force bi day jug waaye bu ko indi mu ne ci digg bi mu ne ca booru bële doole yi day wàcc mais sotteegul na c'est la psychologie politique ay fenkat ak i naxekat ñoo xam ne ci lañu mas di añ ci lañu mas di reer politique mooy seen métier moo leen di ci la ñuy dund comme deret
askan wi ñoo leen waroon a wóolu ci lenn. erreur boobu képp erreur boobu gis naa ko ci maanaam la communication qui devrait bien exister nga xam ne ñoom ñeenti parti yooyu ñoo ànd délégué kenn ku yor kàddu gi ci ñoom délégué kenn koo xam ne tout ce qui est financier dugg ci roq ñoo koy def seet keneen koo xam ne la population yooyu ñu moo koy dox maanaam ñu takk seenu say ñoom toog xel nit ñi mooy ubbi ko mais bi élection yi amee ñëpp a jaaxle ñëpp a jaaxle te wolof dafa ne bu la saw yoon réeree dellul fa nga jóge woon wolof dafa ne bu la sa aw yoon réeree dellul fa nga jóge woon moo tax waa Dakar ñëpp nag daw songandoo Macky Sall te Macky jurut ñaari dërëm erreur boobu il faut ñu nangu ko te du ngeen ne waxuñu leen ko woon transhumant du mbokk du nit su dara ni mu duggee ceew noonu la jëlee bagaasam dem bu gisee feneen te transhumant amul ñaari nit amul ñaar jabaram sax gëmu ko mu une situation boo xam ne mais changement amagul na yéen mag ñi fàttaliku leen 1960 Lamine Gueye ay Lagos la ñu di photo Lamine ñu naan Lamine Koura mu tax ay Lagos ngeen daan sol Lamine Senghor mu de ay Lagos Abdou Diouf indi ay musóor yu mag ak i Lagos Macky Sall la même chose la def ay Lagos la doon joxe ak jël xaalisu trésor public bi di ko may nit ñi yaa ngi dégg l'opposition était défensif ak di miim sans promesse wala lu ñu wax it dara leerul leen ci menum Sonko moo fi indi loo xam ne lu bees la maanaam jëm ci barab di campagne doo yor dara menum Sonko moo na taxaw poos yi ñaari mali du ci ne askan wi jëlandoo ko parce que il est dafa honnête Sonko bu ñëw Amérique gii njëgu hôtel du ko am poos bi lu mu fay hôtel bi du ci ne balaa agsi nun fayal nañ ko hôtel wutul ko la muy lekk ak la muy naan bu dem jotee suñuy taxi moo koy dawal yóbbu te Macky buy ñëw fi campagne mi di fi rek yónnee peut waaye lim ñàkk fi wàllu $300,000 ne Amérique képp lim jot xoola benn bokk yaakaar bu New York très important benn bokk yaakaar bu New York ak waa APR fii dañ leen di yónnee lu toll $100,000 xaw ma ñaar leen di jox xaalis bi lay joxee xaalis waa APR yi ne benn bokk yaakaar bokku ci lii Macky nu ko jox Macky nu jox xaalis bi kon yéen bokk liñ ci daal bu ñu yónnee xaalis boo xam ne waa Benno Bokk Yaakaar nu ko yónnee nu bokk xaalis bi mais xaalis ci loxoy Macky la jógee kon nun noo moom xaalis bi waa benn comme noonu la nun campagne tu gedd campagne bi moo tax waa APR képp campagne waa Benno Bokk Yaakaar lànk parce que mosul leen ci xaalis bi ak wuteeg Ousmane Sonko Ousmane bi mu wàcc fi yorul ñaari dërëm hôtel ñoo ko fay lam fa lekk noo ko fay saal bi ñoo ko loué fee Macky Sall di yónnee $100,000 d'abord ñun ñu séddoo ci seen biir mag ñi nduxumee ko loué benn saalu $800 ndax nit ñi di ko tàccoo benn bokk yaakaar laaj waa benn bokk yaakaar yi campagne ñu pourquoi campagne ñu mooy amuñu conviction bu doy amuñu ko liñ gëmoon daal mooy defe ne bu koppari dikkee daal doonte $50,000 waa APR $50,000 waa Benno Bokk Yaakaar bu ko de kenn ku ne daa xaw a tooyal sa poos tuuti mais loolu amul ba ci élection yi woo leen ku Benno Bokk woo leen léegi téléphoné kenn ku Benno Bokk ya ndax waa Benno Bokk Yaakaar bokk na campagne dañoo bañ parce que koppar yi Macky yónnee ñoom ñii dañ ne suñ xaalisaa Macky nu ko jox suñ chef de parti moo nu ko jox waxuñu suñ mappee patron moo nu jox kon koppar duñ ko séddoo nun noo ko moom
xataraayu ci loolu am na ci dëkk bi. kon lu bees loolu Sonko indi dignité boobu moralité suprême ak wéral éthique boo xam ne lii képp lañ soxlaa Sénégal. Donc la participation de Sonko ci campagne bii dama ne yi nangu leen ko ak foo mën a bokk ba nga nangu ko. Sonko indi na loo xam ne kenn indiwu ko mais ñeneen ci des ñëpp na seen maam daan campagne Lamine Gueye noonu lañ campagne na Lamine Gueye daan campagne laa wax de moom lañ campagne barke Sëriixul Xaddim li bettu ma woon mais boo ko waxee dana day yàq yaa ngi yàqal nit da ngay yàq te nga war a fekk dof buy dem na nga koy freiné waaye boo lànkee bañ ko freiné ñu naan day yàq day nga bàyyi ko mu dem mi ngi ni ce qui c'est arrivé. Macky mënta am ñaari carte Ndakaaru ñaar billaay ñaari carte mënu ko am Ndakaaru ni mu toroxale Khalifa Sall à Dakar ni mu toroxale waa Ndakaaru ndox mu ngeen naan amu leen ko ndox yi duus mu leen ko xonte seeni doom mënuñoo dem jàngi malgré am nañ bac. Macky ni mu gaañe waa Ndakaaroo ba pare wañu ko am gaañe Pikine nga xam ne 99% de chômeurs 99% de chômeurs boo demee Pikine maire yu baree bari 6 heures du matin daañu génn dem marché sarete mbaam yi kenn ku ne yaa ngi puus pour am lu yóbbu sa kër. tey bu Macky demee ba gaañe Pikine nga xam ne li ma leen wax yaa am na benn politique psychologique bu nekkul ci yow mënoo koo xam mënoo comprendre ni Idriss Seck campagne 1952 laa la wax de un jeune boo xam ne yaakaar nga ne les nouvelles technologies sur l'information war nga ko maîtriser ce système économique mondial ak ni muy doxee war nga ko maîtriser di dagg ay Lagos yu bind photo man ça me rappelle Mamadou Gueye Mamadou Dia loolu moo nu gaañ du caag boo waxee ne dangaa bañ nit ki bañoo ko nit ki da nga koy dimbali wax ko lii dëgg ce problème que nous avons loolu moo nu yóbbu yomal xiyam. Oustaz Ousmane waaw nag maaleykum salaam da ngay tey yaa maa ngi laan laay fii bëggoon naa la dugal de boo bëggee ci kanam man maa ngi commencé na dama laa woon jël mi commencé na de waaw ok dama ne parloo wuñu Amari Ngoone Sobel xalaat lii ma wax il y a 70 ans nañ daan campagne noonu lañ campagne ren pour un changement nag na nga daan defe danga ko war a bàyyi na nga daan campagne danga ko war a bàyyi na nga daan politique danga ko war a bàyyi pour lan indi lu bees te buñ xoolee Sonko képp moo ci indi lu bees donte ab virgule la lu am solo ci phrase bi la le patriotisme économique le patriotisme bi Sénégal yi di yëg ak li koy dundal nga di ko wax mu neex ci xol yi xale yi gën di bañ c'est ça la révolution waaye jëli Lagos maa kii am bii di sànni surtout Dakar nga Macky di leen toroxal téye seen mbir karawaase ko def ci kaso bi tëj Médine ak dëkk yooyu nga xam xoolal ma lii nit mënu koo gëm dangay dem ba ne Macky mi xanaa du nit fu mu jaar ñi ngay wax Dakar ay karawaas la leen duma ndox mu ngeen naan amu leen ko pourquoi ngeen dem ci Macky sax am lu ko waral mooy transhumants yi ñoo désorienté bopp yi juróom fukki transhumants lañ 25 yi dem ci Macky
yeneen 25 yi dem ci Idrissa Seck su ko defee askan wi ci bopp ñooy gëlëm ñi fii kat ñooy ñefee et que problème bi nekkul woon foofu concentration opposition moo amoon solo la communication de l'opposition moo amoon solo opposition bi ànd toog moo amoon solo opposition bi jël avion dem ci benn dëkk hôtel toog fa ñetti fan ñibbisi discuter seeni plan waa réew mi ñu yëgle ne opposition bi daanu jóge Guinée tey dañoo waxtaani woon ñu ngi invité tout le Sénégal bi ñu aéroport gàttanduñu Sénégal gépp mam gàttandu leen ñuy lëngante ko fóonante ko jàppante ba ca dernier campagne bi Idrissa Seck jóg ne ñun ñëpp benn lañ réeroowuñu kii c'est une défense populaire kenn ku nekk fu la neex demal waaye bu premier tour amee ki jiitu mooy jiitu barke Sëriñ Bamba Macky du am ñaari carte Ndakaaru xanaa li mu sàcc Fuuta donc il faut ñu delloo soir ci noonu et puis am na loo xam ne aussi il faut nu wax ko l'irresponsabilité de la police et de la justice sénégalaise irresponsabilité mënut a passé lu toll ne carte d'identité nga xam ne c'est le devoir de tout un citoyen 52 milliards nekk ci loxoy Macky Sall te du Macky koy defar mais yéen a ko war a defar koppar yi toll noonu warut a tegu sax ci loxo ministre de l'intérieur mais le chef de la police moo war a téye xaalis boobu le chef de la police moo war a sécuriser carte yi defar carte yu baax Macky est un citoyen mu defal ko kartam le ministre de l'intérieur est un citoyen mu defal ko kartam mais koppar yooyu kii dem marché lañ ko war a jox waaye du Macky Sall une carte d'identité xool leen waa DAF par exemple ce qui s'est passé au Maroc benn femme yor 600 cartes naan lii de neex ba dee moom Macky di mu ngi ni neex ba dee ñëpp gis ko muy 600 cartes kooku jaroon na police su Dakar contacté Interpol ñu dem fëgg néegam jaroon na police su Dakar téléphoné Interpol ñu fëgg ko ci guddi gi nangu carte yëpp mais duñ ko def demal toogal sa néeg léegi nga génn ñetti passeport américain ne awaay sàmba sama ñetti passeport a ngi nii wane ko ci Facebook 5 minutes FBI fëgg sa buntu yow jëlal $100,000 rek nga transféré ko ci compte képp ñu détecté la bu yàgg yow ay xale 12 ans 13 ans 14 ans tu te dis un policier nga di defar ay carte d'identité ak i carte électeur loolu jaroon na rek ñu ràjjee police bépp parce que une carte d'identité lu mu dee waa ngaa dem police xanaa ñu jox la application nga bind say frais timbre nga fay ñu photo la jël fa say baaraam mais dara indi un policier rek boo xam ne ko détaché ci corps bi wutal ko ay wëlisam mu di ki toog di defar mais kenn waxante dëgg li nga xam ne moo xew Gàmbi gis ngeen ko jenn waa juy daw ak ay mbuusi carte d'identité te police jàppal day naaw pour jàpp nit dóoral dóor day gaaw dóor mais li nga xam ne mooy liggéeyam muy sa responsabilité kan wax dëgg dañ ko échoué même carte yi baaxatut il faut ñu beneen xaalis responsabilité sa police ñu defee yeneen carte d'identité Pël Fuuta yeeg Guinée yeeg ñépp a ami carte d'identité Sénégal am na ku ma woo ne ma yoonu Guinée wi neexatul maa ko la neexut homme de loi de yoon wi neexatut yoon wi ba muy neex Guinée yi amuñu carte d'identité mais doon police boo xam ne ci kanam la nekk police bi
police bi day laaj amoo d'identité ñii 3000 ñii 2000 borom oto bi 5000 wala borom oto bi joxe 3000 ki amul carte joxe 1000 ñu dajale ko noonu 2000 koppar yu la policier bi daje nag teg ne bu liggéey ba wàcc ñu sédd gendarme yi sédd douane yi la ca ñu seen poche. neen yoon wi neexatul ndax Guinée yi bu ñu dikk carte d'identité Sénégal la ñuy yor. la justice xale yi ci biir sonn nañ trop ci kaso bi te politicien boo téye dans 3 heures de temps 4 heures ñu lijjanti mu dem ñi ne ci kaso bi seen ndey amul doole daanaka seeni ndey ñoom lañ yaakaaru ñu ne ci sareet yi di ñoddi ak a xëcc ñooñu ngeen téye ci portable bu réer wala poulailler buñ toj ngeen bàyyi Aly Ngouille Ndiaye di toj ay banque Aliou Sall di toj am réew Farba Ngom jël ay wulis di ci def xaalis di ko yóbbu fu ko neex doomi Macky Sall nekk ci business immobilier léegi ci réew yi naar yi nga xam ñoo gën a ëpp doole ci àdduna bu ngeen nee neex na juum ngeen liggéey bi opposition war def nag jéem nañ waaye dañoo répété loo xam ne 1952 la woon ci lañ nekk defaat ko ak ci kanamu xale yi xamuñu ko moo tax xale yi réer xale dem ba ca fin ba ca dernier moment ñu xool ñaari photo yi ñu nuroo ndax boo jëlee transhumant yi ñëw ci Macky Sall nga taf ko nii dem ci Idriss Seck jël transhumant yi topp Idriss Seck nga taf ko bu xale yi xoolee ñooñu rek la ñuy gis et c'est la même chose la ñuy wax c'est la même chose kon pourquoi ngay dem ci lu bees li te xamoo lu mu doon mais toogal fi benn yoon te transhumant amuñu jom même bu opposition bi jàllul daanu jël seeni bagages pour fexe dugg ci Macky Sall en tout cas vous les jeunes Macky intéressé wu ma Idi intéressé wu ma Sonko ñëpp dañ toog na le buñ ci duggee ci kaso bi leen jëm pour sauver ce pays y a que les jeunes ñoo mën a jóg pour dimbali seeni waajur dimbali seen bopp jóg défendre réew mi ki xew Fuuta moom naqari na région yëpp te dañoo tooñ de tooñ mënta paase ngay magum jëm wextaal ak bi jaaw dem wote jàpp ci sa loxob doom ak sa loxob sët amuñu fukki at ak ñaar nga yóbbu leen ñu wote nga dellu si leen ci kër gi te xam nga li yoon yu santaane te tegu ko fenn rek fu dul Macky pël la comme man j'ai pas dit 100% non dama ne niñ leen naxee ku leen defalul dara woo ñu utiliser région bi saboter élection yoo xam ne jullit yépp ko bokk askan yépp ko bokk Sénégal yépp ko bokk loolu laay wax mais jeune bu ma baatu pël bu ngeen di tëx da ngeen di tiit waxuma man pël dama ne sama lépp pël la man cousin bu ma am pël la man soo ma xoolee sax xam ne maa ngi dereti pël ñu bari mais li xew Fuuta yéen pël yi jàng xam diine wur leen ko woon a nangu ki yàq élection yi ca lañu bokk Dakar li rey Dakar mooy transhumant yi te doon wax kenn ko woon dëgg Khalifa Sall moo leen dugal ci confusion boobu moo tëb rek ne damay dem ci Idi li mu waroon def rek pour mën a conserver Dakar ñun ñëpp daal noo bokk lépp opposition bi ñun ñëpp ko bokk dem leen fu leen neex bu ko defee dana mën a conserver Dakar bu législative ki mu législative dikk mu fekk man Dakar duma ko woteel duma ko def te keneen du ko def itam te lii wane na ko
am na ñu bëri ñu àndaloon dañu ko weddi dem ànd ak Sonko. am na nu doon dana téye ñëpp te kenn du ko weddi. dem leen fu leen neex. Dakar noo bokk Dakar tout sauf Macky tout sauf Macky dem leen fu leen neex bu ko Khalifa Sall waxoon bu laajee te Dakar jot ko mais dafay tas am na ñu ko gëm ñu chronique dañuy dem rek songu Idi am ñoo xam ne Idi safu leen surtout waa PS ancien PS yi Barthélémy Dias dañoo war a Barthélémy Sonko la jëmoon il def benn sortie ak Sonko mais on l'a obligé pour mu dem fekk Idrissa Seck mais Barthélémy xol bi Sonko ci ne mais on l'a obligé. Barthélémy Dias dafa mën a bokk Barthélémy carrière politique am Barthélémy courage am Barthélémy Dias jël bagage dem day toogi ak Idrissa Seck di ànd ak moom c'est une obligation. mais Bamba Fall lu Bamba wax Bamba daa lànk maanaam heure yi ci biir ba indi problème bii moom laay wax mais Macky rëccut bu doon golo ma ne yeew nañ ko ci ndiggali ne ko pàkk takk ci camion bi. résultat yi mu programme yëpp am nañ ci ay rumeur waaye yoon mayu nu wax am na résultat yi mu programmé ak di naxanteeg Demba Kandji ñu def seeni combine. Macky bu génnee dëkk bi na ngeen am fulla bu mu fi duggati parce que ay dofi policier la ak dofi gendarme maa ngi dem ak sama njaboot bàyyi li ngeen rayanteeg waa dëkk bi bu ngeen rayantee ba noppi ma ñëw. te ajuma ji xutba yépp na ngeen ko préparé inna wax yoo xam ne doxi dara li ci gën a metti na gën cee aram alxuraan ni yàlla ji ñuy jël di ko foye pour lan am riba ju ñu lekk moo tax ilimaan bu muy yuul ci fan yi boo dee da nga dem sawara. Macky jëru ko Macky Sall ci boppam jëru ko une opposition pour un changement dafa yomb a xam man ni ngay doxale wërta bokk ak na ñee daa doxale wala na nga daa doxale daa mel nga damay sensé ni may toggee tey ndugg mi tax ngay togg wërta nuroog ndugg ma nga xam ne moom nga war a togge nga daa togge lii opposition bi def ginnaaw Sonko ñoom dañuy sensé waaye ndugg ma nduggoon képp lañ dugg xale yi bu leen ko nangu deuxième tour dafa war a am togale yi seeni nawle lañ ci liñ def waa Burkina Faso seeni nawle lañ gis ngeen liñ def Abidjan dañoo xar seen tànk tubóoy la xew Kenya xam ngeen ko ngeen di ay jeunes Sonko def na dewaaram daw na ba agsi joxe témoin bi Idi daw na ba agsi joxe témoin bi Sall daw na ba agsi joxe témoin Madické daw na ba agsi joxe témoin ñoom ñëpp nañu boole benn témoin bi jox ko peuple bi ne ko yaay daw fi yaa daw final kon yéen a war a daw ba dugg palais il faut être défensif. La défense ce n'est pas un crime, ce n'est pas une agression. sama mbaxane boo ko doon nangu je devrais être défensif dama taxaw lànk waxuma laag nag yow sama carte électeur carte d'identité jaruluma xeex jot ko. Pour quelle raison Macky Sall ne ma Ousmane Dramé doo wote yéen ngeen mën koo comprendre pourquoi Macky ne ma yow doo wote parce que tu parles trop, tu m'énerves, non, ce gosse-là ne vote pas bi di wote waaye te dem Fuuta xale liir yi li ñeew topp liir yi maternité ku judd rek mën defal ko carte police ñàkk bopp
ci buntu matériel la toog yore kartam bi tàppe lu ne put mu jox ko carte c'est pas sérieux kon maa ko tëj yemale ko fii parce que xëy na am ñu bëgg ok kon baax na kon gaa ñi ma seet ba xam dama gisul kenn waaw kon gaa ñi ñoo ngi ko yemale fi tey jéggulu lu ñu ci waxe erreur rek ñu ngi koy jéggulu nit matul nit matut mais dafay honnête ci yow day honnête li nga xalaat nga wax ko pour askan yu mën la rectifier surtout sama mbokki pulaar yi bu leen ko wéer ci lenn ci li ma ko wéer daal mooy y a un coin du Sénégal boo xam ne Macky utiliser nga leen te Macky mosu leen a jëriñ dara Macky mosu leen koo jëriñ mel noonu ay Aïssata Sall benn nit mu jox ko ay waxandee xaalis allo Khalifa waaw defal naa ko seen defal naa Khalifa defal naa ko maa ma une minute rek xay benn dugal naa la de salaamaaleykum. waaw ñoo ngi ziar yaa ñoo ngi ni rek xam nga li ma doon waxtaan mooy dafa am lu ñu waxoon ca commencement ba nit ñi bëgg ko wéer ci da ngay yàq maanaam ay transhumant sans transhumant 50 dem ca Macky beneen 50 ñu ci Idi coalition bi nga xam ne moo am niñ ko defee kenn du ko defee noonu législative idée dafa mën a politique moo tax mu dem jàppale ñi Khalifa Sall ci législatif yi di xaar mu fay ko bor bi ci présidentiel mais ni mu ko fayee baaxul ni mu ko fayee baaxul fay naar ba xorom la Khalifa doon jéem mais Khalifa dee na en politique dee na waaw vraiment Dakar yàlla def Dakar même Grand Yoff Khalifa dafa perte même ñoom rek bu ñu ko bëgg ana lu ko waral xale yi Grand Yoff yooyu xam ko doon xaar te Grand Yoff di jëpp njaago yaa fa dëkk ñu bëri dafa bari ay nit ay kaalaas yu bari fa dëkk ñu bëri dañ doon xaar mu tudd sax Ousmane Sonko moo tax géej gis nga dañoo perte parce que ay transhumant damay ay mbóot damay la mbóot ci kër mbóot jëlal sag bale fu na rom nga tëggu yat mu dem c'est ce que Idi foofu la Idi échoué beneen bi ci des mooy bu fekkente ne yow mairie nga soxla mairie législative nga soxla wala as législative nga soxla dafa nooy doxale daa am nooy doxale yaa ngi Dakar bul ànd ak kenn neel man daal maa ngi leen di encouragé ñun ñëpp noo ànd opposition bi yéen nag fu leen neex dem leen kenn ku ne tànn fenn waaye bu nee ba ca fin ba dañuy dajaloo waaye yéen fu leen neex dem leen waaye doon door ndak ak ni Ndakaaru toll ak la fa Sonko am ak ni Ndakaaru toll ak li fa yeneen parti am nga ne bu leen dem ci kenn dem ni ci Idrissa Seck sa kër yi jëkk a yàqu waaw moo feeñ na ci lool sax feeñ na ci lool parce que Grand Yoff li nga wax ni dama ne mairie Dakar Khalifa ñàkk na ko te bu nu watee waatee da nga gis la ma lay wax parce que li koy dëggal rek Bamba Fall foofu Bamba Fall position bi mu féete mooy position bu baax kan Bamba Fall côté boobu position bi mu féete mooy féete bu baax mais Bamba daa waxee ki nit ba pare nangoo déglu Bamba n'est pas si intelligent de boo xooxee muusul trop de waaw
Bamba dafa déglu te parce que xanaa xamoo dooguma la de coalition yi xanaa xamoo Barthélémy Dias moralam sax dafa dam parce que moom Sonko loolu gis commencé woon na ko Barthélémy Dias ci Sonko la demoon mais il a été dañ ko obligé mu dem ci Idi fii ne moom coow day ñàkk meereem day ñàkk meereem kay moo da koy ñàkk xamuñu politique gis nga même Barthélémy élection yi di ko du am dara zéro la yam zéro te il le mérite pas c'est un patriote Baye Ousmane jaaxle rek Baye Ousmane xam nga lu tax ma jaaxle man allo xam nga moom tax man sama njëkk li ma gën a jaaxal xam nga Sénégal lii du lu dul wax boo déggee naa réewum jàmm la réewum kii ñaan na fi gis nga Sénégal musta am jàmm Baye Ousmane benn te mën naa la wax li tax mos gis nga Baye Ousmane Sénégal am na lu ñu commencé lu garaaw loo xam ne moo nekk ci vote moo feeñ ci vote yi muy Ethnie ak tarixa ñaar yi moo feeñ ci vote yi te commencé nañ ko te xamuñ fu mu jëm Sénégal jeex na tàkk te loolu aar nañ ko fii duguma loolu moo nii lay demee danañ ko toog bis boobu laay ko toog ko laay jeex na tàkk parce que xam na moo tax ma wax la loolu noonu fi ñu toll nekk nii dama sax damaa xamul fan laay teg sama tànk parce que dama gisul man gis bu crédit mais xale yëpp a jaaxle dama ne gis bu crédit bay maa ngi nelawuma ci ba léegi mais xale yëpp a jaaxle xale yëpp gis boo xam ne mën naa cee teg sama tànk man gis Demba Kandji wóolu nañ ko trop mais dafa am nu mu def ak ñun noo xam ne bu ñu amee sunu sago sax bu ñu xaar ñu xaar leneen ciy géej man ci xamal lan mooy sama sax lan laa xam ne mooy surprise ci man ñu woote ne deuxième tour am na loolu rek mooy surprise ci man mais leneen lu wax rek danaa xamal ñaar de Demba Kandji saaxo waaw du ndiir ak du ndiir waaw ñooñu bu ngeen yaakaaree ne daañu leen wax li ngeen bëgg ndax ngeen seen bopp. kon dañoo bokk xalaat dama expliqué rek ay nit la ñoo xam ne bu ñu doolee retraité nañ wala bu ñu doolee ñaar gaare. ces gens là. wuli su xaalis bi ñu ko màkki joxee jeexal nañ. man la gisa loolu man ba tey nag fi mu toll nii problème boobu la am xam boo gisee man na ma jaaxle problème boobu la am parce que man dama gisul. fu ma mën a teg sama tànk ci foofu parce que Sakho entre Demba Kandji Sakho ak kooku noonu gis nga c'est-à-dire le problème maanaam tàmbali leen loo xam ne rek kenn mënu laa fu muy yem te amu leen am réew du réewum jàmm bàyyi leen yooyu boo ko waxee ñu naan da ngaa kii Baye Ousmane fan nga gis ci àdduna réew mu ay xale yu am fukki at ak juróom-ñetti at di rang dama gisee rang gi sama yaram dafa daw ak rang 200 xale ñu ragale leen ñuy woote léegi man foofu man danaa fa sañ a taxaw di wëlbatiku di xaar ab juge mu di ma wax naan ma lii wala lii même Guinée Conakry avertir nu fii ne xam nga Guinée suñu xarit lañ waaw seen dëkk ca école primaire lañ dem ñëpp woote man kees fi muy jaar bu dugg Sénégal laa xamul man ak nu muy duggee xaw ma ko man Guinée benn école élémentaire xale yi ñoo wate ba mat buur gi ñoo la carte dafa jiw dugal yéen kees gi ngeen gisoon keroog ñoo yor fan la jaar ci buntu bi la jaar kees googu ci buntu lay jaar du jaar fenn fu dul ci buntu bi lay jaar du jot te man keroog sax gis boobu dama gis ay background ñu ne ay attaque ay Maliens ak ay Guinéens encore ñeneen ña ngay woote Bakel te côté yooyu yëpp côté Fouta la ñu doon action boo xam ne nga xool ci côté xool dama expliqué benn affaire li Macky Sall def Fouta Sonko mënu ko Casamance de Sonko dafa honnête mënul yooyu yëpp dama ne xool Sonko boo sàccoon benn carte bu ko jox mu jël ko sànni ci mbalit mi billaahi maanaam boo amul diine ñàkk diine ci kum nekk rek torox nga yow Macky mën naa lekk lu ne parce que xamul luy diine xamu ko
loolu mooy situation bi ci nekk. te man damaa sax jaaxle. xam nga fa jaaxle Sonko yàgg naa ko wax dama ko ñewantal. voilà bokk. mais maanaam réew mi moom sorox na ba pare. yàlla dogal na mën na continuer nekk ci. man am naa yaakaar de. man xam nga am naa yaakaar xam nga loolu kenn déclaré ne amuma yaakaar xam nga maa ngi gis sax marché bi léegi jigéen ñaa ngi marché gis alkaati yi ni ñu préparé xam na kon bis boobu dana metti xale bu amul jom bu xale amul jom seen day jóg ñoo jóg jigéen ñi ñoo jóg ñoom laa gis léegi Aïda Sakho mi ak ñeneen ñooñu ay jigéen lañ ñoo xam ne mën nañu réew mi dégg nga ay jigéen lañ ñoo xam ne duñ bàyyi màkk dara duñ ko baax confisqué man réew nga gis mu normal xam nga Sadio yi boo koy wax sax comme ni nga wax noonu sànq daan naan yow da ngay kii quoi mais da ngay dund ci pays démocratique yoo xam ne am na yoo xam ne boo ko teg sa bët sax sa yaram day daw xale bi ma gisoon keroog Fouta muy woote xale boobu ban commission la war a dugg di yor kii di woote lu koy tegal ay baaraam di ko sëpp jàngal xam nga loolu jaaxaluma de. te ñu ne réewum jullit xam nga lu ma jaaxal mag ñi nga xam ne diine li ñu wuyoo ñoo jàpp baaraam di ko soosal baaraam di ko xonqalal. loolu moom mooy sama problème moo tax ma wax ak encore diine lañu ay waa ji fu ñu jëm. moo ma jaaxal parce que loolu nan la ko nit te nag bu toog fii ne kenn gisu ko de nit ñi gis nañ ko de te fu ñu toll nii même non imam yi suñu imam yi gis nañ ko de te man li ma gën a metti dégg naa ay trace mi ngi commencé jóg te waxoon naa la ko fii newoon naa leen dernier cours boobu les sëriñ ñoo ñëw ak les imam suñu Modou Kara li mu def ajuma bu ñu lee ajuma rek xutba ajuma bi la xutba ajuma bi fi ñu toll dañuy xam ne booy dikk bi ku fi woo jàmm ko ne dikkal ci waa ji tooñ nga ne ko sa waay yaa tooñ man loolu laa xam ci ni ñu wootee jàmm waaye nañ leen wooyee jàmm réewum jàmm la am na benn sëriñ am na benn kilifa diine gu ne bu ëllëgee ba Macky jël victoire bi bu leen génne doomi jàmbur yéen génn leen ci biti dafay lii jaadu na ko wax loolu kilifa diine wax na ko ñuy génn dane bu ëllëgee ba Macky jël réew mi ngeen di kaas na ngeen fexe bu leen génne doomi jàmbur yéen seen bopp génne leen kooku kay ko ne xam nañ ko kilifa ko waxee ko ne xam nañ ko xam nga loolu lu méttee ngi noonu lu métti te nga war a ni ci digg bi dafay lu doy waar non ba pare xoolal lii lu ko gën a metti nit ñi génne woote massivement élection Sénégal mosut a toog ñetti fan ñu confisqué seeni résultats depuis ba vendredi te ay jullit la nag moom dañuy yaakaar te découragé mais man de leneen lu ci am lenn daal moo ci sama surprise ñu koy suba ne résultat am man daal lii moo ci sama surprise mais amaatuma deuxième tour mu day am par force xanaa xale yi dofuñu non mais dofuñu mais ci ban plan kan plan yi naïveté gi nga génn ñetti bal tel xamuñu sax ñu génn déedéet xoola rébellion dafa am combat la boo xam ne police mënu koo xeex d'abord il faut calculer par exemple la police de Thiès police de Thiès boo ci defee 40 personnes amuñu fu ñu leen def xanaa yóbbu leen ci ab école primaire téye leen fa te day illégal te xanaa mënu leen bàyyi ci cour bi ñu mel ne ay xar te it xanaa doo leen jël yi dénk waa gendarmerie parce que corps yu bokkul la te affaire bu garaaw la parce que déjà y a un problème déjà un problème xale yi ci seen bopp ñetti gone képp ñetti xale yu déggoo mën na jeexe sa kees ñetti xale yu déggoo tëdd ne la ba 4 heures du matin ñu jóg mën nañu jaxase dëkk bi
élection woote ba ngoon. mbir mi mbirum guerre yaa mi xeexu gang la xeexu gang du xeex boo xam da ngay dem place de l'Obélisque ñu sonn la boobu nga daw. am naa yaakaar nag parce que dama gis jigéen ñi ak maire yi ñëpp décidé ma xam ne kon xeex bu kii la quoi am naa yaakaar nag dama ne alkaati bu ndof la ba gaañ ci ndeyi jàmbur daanu xam ne Dakar du Palestine bu ndof la ba gaañ ci ndeyi jàmbur daanu xam ne Dakar wuute na ak Palestine xale yi dofuñu dañuy taxaw riposter ba mu saf sàpp bu Macky ne deuxième tour am na ñu bu àndandoo dem wote waaye dañuy xool 100%. mais xam nga mooy problème dara dafay beesu keroog ba ci dem mu dégg nga ñu juge bi ni mu waxee man dara dafay beesu dara maanaam dama fi gisul daal man lu fi crédible wala lu fi bees waaye dama xam moom laa wax dama ne nin campagne daaw nin campagne ren moom lañ campagne 1958 waaw ba 40 moom lañ même campagne la waaw donc ñoom itam nan defoon la ñuy defaat rek waaw nañ defoon la ñuy defaat loolu la mais nag defaat bi mi ngi dépendre ci la jeunesse système bi 40 ba 40 Idriss Seck mënu ci dara Idi mënu ci dara Idi mënu ci dara bu mu jéem a génn këram sax Sonko bu mu jéem a génn këram bakkanam xaj na ci population bi le peuple article 35 de la constitution de la déclaration des droits de l'homme attention la àndal manipulation bi rek joxe nañ benn audio nee nañ suba 11h dinañ joxe résultat yi te yaa ngi dégg fee ñu dóor fee nit ñi ne leen ajjuma suba alxames 11h nee nañ dina am lu ñu joxe te fii boo comment Macky peut être un candidat mayo comment Macky peut être un candidat fane waññee carte yi moo dafa dem ak di fa téléphoné fan def carte ya Idi mënu faa àgg Sonko mënu faa àgg ña war a joxe résultat yi Macky mën na leen woo heure bu ne te Idi mën leen a woo Sonko mën leen a woo mën na ko woo heure bu ne ne ko lii ak lii président conseil Sakho mën na ko woo heure bu ne ñoom dañoo am lu defal ñun liir mii barki démb SMS bi génnoon foofu la génne xam nga dafa am fu ñu àgg ak ñun foo xam ne ak politique kuy taxaw di ko def ci ñoom rek damay defe ne yow doo nit waaw parce que dafa am fu ñu àgg ak ñun naan arrêté fii rek boobu sama heure jot na ko sama xol a jeex fu mu war a dem waaw suñu xol a jeex yal na yàlla def jàmm après ñu jeex moo dem jërëjëf yal na yàlla def jàmm suñu xol rek a jeex parce que lii amul ku jaaxle wut kon gaa ñi jaa ngeen jëf ba beneen yoon Khadim Diop yéen ñoo ngi bokk di ziara Khalifa jërëjëf vous avez fait une bonne contribution te amoo doole foog nga wax waaw wax ji ngay wax it ñaari xol ak nekk en colère man daan di génn kàddu yoo xam ne ñu bari ci yéen du ko rafetlu waaye jàmm képp lañ bëgg te ay sénégalais lañ wax dëgg nag ñaare neexul dëgg neexul ñaare sa mbokk mi nga bokkal boo koy fal sa li ngeen tàggoo ba tax na parfois yu mel nii mënta ñàkk ñuy wax tuut dëgg nag pour ma seet naka la demee Macky Sall bu élection yi jaaroon yoon du mas a gañe Ndakaaru ci àdduna kenn ku ne xam na ne ni ñu toroxalee waa Ndakaaru ndox mu ngeen naan amu leen ko coono bi mu leen teg Ndakaaru di woteel Macky Sall daa mel ni leen liggéey xanaa li ko waral rek mooy benn erreur boo xam ne am na ci coalition yi xam ne moo génnee Dakar loolu moo indi problème bi waaye amul benn sénégalais boo xam ne nga xam transhumant seen Diop de Croix mu toog ci taabal nga jël sa carte di ko Diop de Croix ko kenn du ko def moo tax xale yu bari dagg dem lii nag waxoon naa ko waaye man samay wax ñaare ca fin ba lay barkeel da ngay dem ba ni ci daaj mel ni po bi muus nga jog ci ba tax répp nag door a xam ne paa bi wax na dëgg wala grand bi wax na dëgg waaye lii le camp président Idriss Seck woote naa fa expliquer naa une situation pour ñoom dama bëggut Idrissa Seck le camp de Sonko wax naa ci li ma xam ñoom ñëpp nag transhumants yi avant yi dem ci Idi ci Sonko lañ jëkke
Sonko xamal leen lu wér bu ngeen di ñëw leen pour Sénégal waaye man bu ma leen yëkkati poste moom du maa koy joxe les compétences qualification originalité yooyu laay xool jox la poste waaye nag fu la yoon dabe rek bu ma jege sama yoon nekku ci kooku soo ko waxee tey ku mel ne Bougane moom impôt yoo xam ne fayu ko dana fi bàyyi dem dana fi ba dem dëgg moo ko yóbbuloon foofu dëgg yóbbu ko fu mu sàngu fu mu làqu loon wut ku mel ne Diop Decroix Ablaye Wade bana ko Sénégal yëpp xam ne moo sàcc parti Landing Savané kenn ku ne xam ne gouvernement dikku ni ci mosu fi jëriñ dara kenn ku ne xam ne njaariñ moom dëkk sax amu fa am néeg kooku tey dikk làqu ci ginnaaw ab toog ci taabal jàkkaru Idrissa Seck mais daf koy yàqal taabal jaa ngi rafet dëgg taabal jaa ngi rafet bu di toogee Sonko toog Sall toog Madické toog ñu séq seen taabal kenn ku ne ree ba doy lu wéeru ci sa kaw morom Sénégal yëpp rek am confiance waaye étrangement topp la rek nga ne jeex na man dem naa deuxième tour il faut réfléchir mais heureusement deuxième tour dafa war am te day am bu deuxième tour amee nag pour boobaa lañ doon bañ ca commencement daañu ko nangu bu deuxième tour amee dootuñu ay transhumant de wutuñu ay transhumant ñoom ñooy fexe ànd kay kon loolu bu ñu ko jëkkee woon kenn waxatu ko kon maa ngi koy yemale fii prochainement asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla buur yàlla def jàmm indi jàmm ci réew mi parce que réew mi loolu rek a fi xaj ñëpp ay bokk lañ mais nag dafa jot ñu évoluer am na benn affaire boo xam ne entre Ghana Abidjan Ivory Coast ak Mali am na lu ñuy waxtaanee loo xam ne bu sottee la première puissance mondiale bi nekk mondiale Afrique boobu la ko Afrique bu am ñoom fédération yi ñu bëgg a def bu ñu ko defee am na expert anglais yu ne non seulement seen xaalis mën naa gën dollar mais dans capacité de ressources yoo xam ne kenn mën leen a téye ba duñ développé moo tax Ghana Côte d'Ivoire ak Mali ñu ngi waxtaan dañoo wóoluwul Sénégal wóoruwuñ ko parce que Sénégal du tàggoog mukk France dafa mel ne mooy jabari France mooy aawo bi mais Sonko foog na loolu parce que un Ghanéen nee na ma le président ghanéen nee na Sonko bu fekkoon ne ku mel nii moo fi nekkoon 1960 jamono yii ba tey Afrique dem na nee na Sonko lii nga xam ne moom lay wax nee na moom ñëwee na koo jox Ghana dem vacances 6 mois ñëwaat lu mel noonu bu la ko nit seedelee ngeen topp ci Macky Sall mii di daw te amuleen lu ngeen añee ndox mu ngeen naan amuleen ko waaye c'est une honte waaye kon peace and love prochainement ñu del dem ci yeneen yitte xam naa ne bis bu ne rek bu amee jot ñu wax lu mel nii parce que itam le Sénégal est en jeu votre avenir est en jeu gëm leen ne deuxième tour dana am bu Macky jëlee réew mi nag yoonu Idriss Seck néew ci yoonu keneen néew ci c'est le peuple qui doit réagir ce serait une révolte populaire bu leen may fu ñàkkee seen nàkk ndax seen ndey ne ci jàmm yéen ngeen ne ci jàmm seen rakk yi dem jàngi normal ñoom seeni doom yépp ñu ngi fii di jàng waaw man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience peace and love jaa ngeen jëf